asalaamaaleykum mbokk askan wi ñoo ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sant fii ci Xéweul TV tey nag dañoo ñëw ci quartier bi nga xamante ni moo di Grand Thiès fekk fi benn jeune ci émission Futur Talent ñu gën koo xam ci turu Serigne Ousmane Sarr Ousmane Sarr ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi lay fay Daouda di profité ci occasion bi di remercier waa Xéweul TV yëpp di leen dalal jàmm aussi di nuyu kontaan di nuyu sama gars yëpp waaw di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax aussi dal leen jàmm. waaw jërëjëf Ousmane waaw tey nag bi ñu ñëwee fii nga xam te ne moo di fekk sa koñ dañ fee fekk say àndandoo say xarit man it ma ànd ak sama grand bii di Ousmane tey ñu ànd mu war maa def nekk sama consultant ci émission bi Ousmane nuyu naa la. waaw maa ngi leen di fay waa Xéweul TV di nuyu ñëpp nuyu Ousmane bi fekk di nuyu ak copain yi nga xam ne ñu leen fekk ñoom ñëpp di leen nuyu di leen gërëm di leen sant aussi Ousmane di remercier ci dalal bi ñu dalal tout di wax rek man sama teewaay fii mooy xam nga émission les Futur Talent dañ ko def pour yéen joueurs yi nga xam ni mooy yéen a ngi développé championnat bi xëy na ngeen am lu leen neex xëy na ngeen am lu leen naqari dañ leen suivre depuis bi ngeen fi nekkee ba léegi kuñ ciy seete rek am na loo xam ne xam nañ ko si yow depuis fi nga jaaree Normandie doon joué AFC ak sa copain bi àndaw nga xam ne moom yàlla dafa def sax moom lañ def joueur du mois loolu lépp xam nañ ko si ak say xarit ñoom super ñoom Pam Moussa ñoom ñëpp loolu jot nañ koo xam si yow man dama ñëw rek pour assister pour xool bàyyi la ak Daouda comme ça moom question li mi lay laaj mu laaj la ko pour ngeen xam ni émission yi dafa ñëw pour yéen jeunes talents yi au moins ñu fexe ngeen am fu ngeen waxee ñu fexe au moins ngeen xam fu ngeen développé parce que football du terrain bi rek football du terrain bi rek il faut des fois seen i talent aussi ngeen koy wane à travers les médias pour nit ñi xam ni am na benn talent boo xam ne mi ngi si yéen parce que équipe bi dafa bari bu ñu seetaanee mën nañ bañ a gis kan mooy Ousmane mën nañu bañ a xam kañ mooy Ousmane moo tax Xéweul TV déplacé wu ba si yow pour au moins permettre la nga mën a waxtaan ak ñun waxtaan ak askan bi ñu xam réellement kan mooy Ousmane Sarr. ah jërëjëf grand Ousmane dégg nga grand Ousou li mu wax waaw comme fi mu waxee rek foofu laay dellu maanaam li wolof naan loo xam ma dem ba gën laa xam dem ba kan mooy Ousmane Sarr. waaw Dave di leen remercier waat de passage waaw bon Ousmane Sarr c'est un jeune footballeur bu débuté carrière am fii Normandie FC ci école football Aline Sow bi quoi il a defee petite catégorie pipi benjamin minime ba cadet par la suite ci le Amitié FC am Amitié FC continuité Normandie FC la mën naa ko wax parce que dañoo créé Amitié FC pour mën a permettre booy ñu mën a wane seen talent ci championnat national bi quoi fi la def sama début en junior j'ai championnat junior 1 an après par la suite ñu may surclassé moi j'ai en senior ba ren jii nii ma nekk ci équipe pro bi en Ligue 2 di évoluer comme milieu de terrain offensif quoi. waaw jërëjëf Ousmane mais avant boobu dañ fi mais am na foo jaar da nga ne yaa ngi jaar ci école de football Aline Sow mais mën nañoo wax nga defal benn biographie rek ci école de football Aline Sow ba xam fa nga débuté pépi benjamin ba minime nga wax ñu foofu dëggal ñu foofu tuuti rek nga xam. waaw comme ni ma ko waxee au début rek école football Aline Sow mën naa wax ni lépp lu ñu xam ci football bu ñuy wax tey Ousmane Sarr au niveau de Thiès di ko wax au niveau du Sénégal c'est grâce à Aline Sow quoi mën naa ko wax moo ñu teetee moo ñu xamal les fondamentaux ci football jàngal ñu lépp aussi vraiment fi lañ defee suñu ay début mu ñuy teg ci yoon ba tey fii ñu toll nii quoi depuis suñu petite catégorie ñoo ngi fi vraiment fi la jaar depuis pipi benjamin par la suite ci bi may nekk benjamin ci lañ ma sélectionné woon ma dem Caravane Temps Fort en 2009 nekk le meilleur benjamin de Thiès ba tey jii mën naa wax ni daal Aline Sow c'est notre mentor quoi lépp lu ñu am ci football rek c'est grâce à moom depuis le début quoi. Caravane Temps Fort quoi maanaam bi Oumar Dia doon def. waaw kon yow yaa doon meilleur benjamin de Thiès. waaw yow yaa demoon France. waaw en 2009 j'étais le meilleur benjamin de Thiès waaw man naa demoon France avec Massamba Ndiaye. waaw waaw loolu am na solo trop mais bi nga demee France foofu lan nga fa dund loo xamante ni mun impressionné la doon booy doon jeune xale bu ndaw nga teel a dem jour boobu année boobu booy fàttaliku sa booy sa koñ bi fii booy yu bari jour boobu yaakaaroon na ni Ousmane tekki na quoi loolu nga ci mun a wax ci anecdote yooyu. waaw boobu c'était une première aventure parce que boobu dañ doon récompenser le meilleur benjamin de chaque région ñu dajale 14 régions yëpp les meilleurs benjamins yóbbu leen France juste pour ñu def foofu noonu vacances découvrir ville de Paris et tout affaire yooyu noonu mooy loolu c'était nag vraiment impressionnant parce que ñun c'était la première fois ñuy génn waaw mun naa ko wax mais aventure bu neex la quoi dund nañ fa aventure bu neex xam nañ fa lu bëri aussi donte ay xale la ñu woon quoi.
mais lan mooy sa poste ci football man poste nga évoluer. waaw man sama poste de prédilection milieu offensif la mais mën na jouer milieu relayeur comme milieu défensif daal mais sama poste de prédilection milieu offensif la. waaw mais bi ngay dem Caravane temps fort man poste nga demee. waaw bi may dem Caravane temps fort nag maa ngi demee comme libéro quoi parce que jour bi ñuy def test yi mi ma fekk école may jàng dama xaw a tardé ci lañ ma fekk foofu ma dem xam nga comme Sénégal rek jeunes yëpp ay milieu terrain lañ ay attaquant ma ñëw ñu ni ma milieu terrain yi man na quoi benn poste moo fi def ñuy libéro ma ni comme que ñun ay xale lañ bàyyi ma essayé jouer rek sama coach ni ma essayé jouer par la suite si la essayé jouer après si la gars yi découvrir ne c'était kii lañ doon seet quoi par la suite si lañ ma wax ni man maa war a voyager quoi. ok Ousmane mais grand Oussou noo gisee sama invité lu mu évolué maanaam ci début li mu nekkee Benjamin minime nan nga gisee loolu ci sama invité. booy seet xam nga bon comme boo seetee Ousmane nii boo seet li muy wax du ma bett si moom parce que koñ bi mu dëkk booy seet koñu football la ASC mi tudd léegi muy ASC Normandie bon coupe Thiès yëpp jël na leen coupe yëpp jël na leen ñëwaat fréquenté AFC et puis booy seet ay copains ñu muy àndal ñëpp comme ni may wax rek sànq ñoom super ñoom Pa Moussa ñoom Anaw mi ñoom ñëpp presque ay joueurs de métier lañ comme booy seet lii muy wax moom du ñu bett si moom presque li muy wax ni da koo vivre da koo xam. xam nga boo vivre dara. di ci waxtaan boo dafay yomb du doon tricherie man bon question mi ko bëgg laaj rek mooy moom am na ñeneen ñoo xam ne si koñ mi ngi fi woon. ñoo xam ne presque ay magam lañ ñoo ko jiitoon moo ñoom Babacar Samb ñoom Mass Mbaye ñoom ñëpp football presque lañ doon def ñooñu dem nañ ba mën naa nii ñoom décroché nañ léegi ñu ngi si leneen mais ñooñu nan ngay dundee ñoom est-ce que ñu def ay conseils comme ñoo la jiitu woon si yoon bi est-ce que ñu ngi dund ak yow comme yaa ngi si yow di la jox ay conseils pour fan nga war a teg sa tànk pour mën a li nga bëgg nga gën see mën a percer. waaw merci grand Oussou ci question bu may sawar a répondre la. parce que ñooñu aussi samay grand yu baax lañ vraiment comme ñi nga tudd ay Mass Mbaye ay Babacar Samb ay Abi Faye ba ci sama grand El Hadj Sarr moom mooy sama lépp vraiment ñoom vraiment amuñu lu dul di ma jox ay conseils tout le temps di ma wax fan laay teg sama tànk parce que ñoo ma jiitu woon ci métier bi di ma wax fan laay teg sama tànk Ousmane defal lii yokkal lii et tout quoi vraiment c'est des gens à remercier quoi damay profiter ci occasion bi di leen remercier bu baax a baax aussi quoi vraiment. waaw merci Ousmane dégg nañ conseil grand Ous bi mais benn damay des ci AFC Ousmane ban année nga intégré AFC. bon AFC comme ni ma la ko waxee rek maa ngi ko intégré depuis junior depuis bi may nekk junior. si la intégré AFC depuis première année AFC nga doon boy AFC bi mu formé ma doon xale waaw man ak ñoom andaw ñi ñoom super ñoo intégré ndo équipe bi quoi nekk ay. mais début bi bari woon na coow après même boo joué wul woon dan nañ dégg sa supporter yi sa ginnaaw sa booy dan dem stade di kaas Ousmane dafa war a football jamono jooju nan nga ko dundee woon. waaw loolu moom c'est évident quoi parce que tout début est difficile quoi parce que boobu maa ngi nekk xale ñëw ci équipe bi fekk fi ay grands yoo xamante ni macha allah quoi ñu mën seen métier ku ci mel ni ay Ousmane lii ay Laye Diatta di ko def comme ni mu waree quoi pour nga jouer aussi il va falloir nga liggéey lu metti man tamit ma gëm sama bopp gëm ni damaa war a liggéey pour intégrer équipe A bi ci senior bi ma nekk ci junior bi di rayante par la suite ci lañ may surclassé ndànk ci senior bi ba fi mu toll nii maa ngi joué comme titulaire macha allah. maanaam kañ nga commencé football titulaire AFC. waaw AFC maa ngi commencé jouer titulaire AFC sama deuxième année junior fin saison bi. si lañ ma doon yéegal dernier fin championnat bi si lañ ma doon yéegal may jouer dernier match yi quoi par la suite mais AFC bi muy intégré national 1 ci laa commencé jouer titulaire quoi ci équipe bi. léegi bi ngeen qualifié deuxième bi ngeen demee ci Ligue Pro bi kañ commencé titulaire. waaw bi ñu demee ci Ligue Pro bi ren yaakaar naa mooy troisième année AFC en Ligue Pro début bi ñu fi nekkee doon naa bokk di toog ci banc bi au début. première année bi quoi après par la suite ci deuxième mois de saison bi laa commencé jouer titulaire waaw ba daaw maa ngi nekk di jouer titulaire ba bi Covid bi di am ba ren aussi début championnat ba léegi maa ngi jouer titulaire. waaw saison ren bi match yaa titulaire ñaata match nga am. waaw saison ren bi joué nañ six journées maa joué 6 journées j'étais titulaire quoi. waaw loolu solo grand nga gisee loolu. waaw xam nga AFC moom mën nañ ni mooy seen club de cœur. AFC presque moom mooy équipe bu koñ bi rek mooy Normandie booy seet mën nañu mooy AFC comme li nga xam nawetaan la bu continuer rek mais seen club de cœur la d'accord mais excès traitement bi ñu war si yéen excès ngeen koy def normalement parce que yéen seen club la moom bu leen joxee di ngeen jouer bu leen joxul di ngeen jouer mais excès traitement bi war dëgg-dëgg AFC mi ngi koy def sa diggante ak ñoom. waaw AFC moom ñun mooy suñu club de cœur quoi fi lañ defee lépp vraiment
mën nañu wax ni ASC suñu biir xol yi la nekk quoi vraiment on le porte dans notre cœur quoi vraiment. waaw situation yi nag Sénégal moom fii benn situation neexul mais nag on aspire à devenir des footballeurs professionnels moo tax ñuy endurer situation yi quoi xëy na tamit un jour dina mës a neex bu ñu demee ba nekk professionnel yi yëpp dañ koy nettali incha allah mais AFC nag ñu ngi ñuy traité traitement bu jaar yoon vraiment président bi moom daf ñu jàppee comme ay doomam parce que ñun nous sommes les fils du club quoi comme man comme Andaw comme Super ñun ñëpp ñoo fi am quoi nous sommes les fils du club président bi wax dëgg yàlla c'est comme un papa pour nous mi ñuy jàppale lépp bépp soxla bu ñu am da ciy taxaw ba mu jeex vraiment. léegi nag début bi maa ngi déggoon na wax sànq di si Aliou Sow ngeen seen meññeent foofu la seen relation ak moom est-ce que mi ngi dox ba léegi. waaw tamit leen suivre football bi ba léegi. waaw Aliou Sow moom comme ni ma la ko waxee sànq rek moo ñu yar bu ñu xamee football sax c'est grâce à lui quoi suñu relation ak moom mi ngi dox ba tey nag mi ngi dox ba tey comme ni ma la ko waxee Aliou Sow aussi moom mooy suñu lépp daal mooy suñu lépp suñu relation ak moom du jeex loolu moom du mës a jeex. waaw c'est pour la vie quoi vraiment parce que il a beaucoup fait pour nous depuis notre jeunesse et tout vraiment. mais ci beneen côté bi bu ñu duggee si nawetaan tuuti comme yow ak ñoom Super ay moom xam nañ yéen benn ngeen. mais est-ce que yaakaar nga un jour moom mu yóbbu la randu leen nga joué si fa wala ñoom nga convaincre lu ñëw joué si Normandie ban nga yaakaar ni moo si war a gën a nekk. comme ñoom yóbbu la randu leen wala yow ngay ñoom Super ak Pa Moussa ñëw Normandie. ban nga yaakaar ni moo si war a gën a nekk. waaw Super moom indi woon naa ko Grand Thiès pour mu ñëw joué si. mais xam naa ne xol bi randu leen la nekk débuté na di entraîner mais avant démission yi jeex ñibbiwaat na quoi mais man moom yaakaar ma ni kenn dina ma jëlee Grand Thiès parce que man. mun naa gars yi dañuy wax c'est Ousmane Sarr qui fait la fierté de Grand Thiès mais mun naa wax ni man c'est Grand Thiès qui fait ma fierté quoi parce que man Grand Thiès mooy sama xol moom laa am ma feneen fu dul Grand Thiès quoi vraiment mënu ma fi jógee di jouer feneen loolu moom sama xol mënu ko. waaw même Ousmane est-ce que loolu lu jox na logique yow nga nekk fierté Grand Thiès Super doon fierté randu leen yow jàpp nga ne mënu la fee jëlee yow nga jàpp nga ne mën ko jëlee comme indi ko fii. waaw maa ngi doon essayer de maa ngi doon jéem pour jëlee ko randu leen mais xam naa ne tamit moom xol bi foofu la nekk quoi dina jafe daal en tout cas. non Super bàyyi na benn dem na fële. waaw dem na jaloore dem na bàyyi na kon moom indi ko fii dina yomb. waaw comme instant yi comme que dem na jaloore. xam naa ne Grand Thiès aussi bëgg Normandie aussi bëgg nañ moom Super ñëw fubal ci ak yow fii. vraiment ku nekk bëgg nga mu fubal ci sa koñ quoi parce que c'est un joueur exceptionnel vraiment. mais sa relation ak ñoom nan la démarré si fubal la wala da ngeen a bokk koñ pour kii woon. waaw Super sama relation ak moom mën naa ni waaw dañuy bokk koñ ba pare bokk école fubal comme ni ma la koy waxee depuis Pibi vraiment ñëpp nag kees yi koo wax boo nee Ousmane Sarr di nga wax Super vraiment mu nekk sama xarit nekk koo xamante ni nit ku baax la quoi vraiment mun naa ni mooy sama jumeau sax quoi comme ni ko gars yi di waxee. vraiment mooy profiter ci occasion bi di ko remercier bu baax a baax vraiment c'est un être exceptionnel quoi borom xol bu nice vraiment li ma yéene sama bopp rek laa ko yéene. vraiment mais Andaw mi toog aussi moom def ko joueur du mois. te ngeen bokk benn club. moom affaire boobu ba nga ko déggee na la def. waaw Andaw moom ba ma ko déggee bett ma quoi parce que c'est quelqu'un à féliciter aussi. un grand travailleur quoi. liggéeykat la. vraiment. amitié moom dafay marqué ay empreinte am. jàmm gën la jugee ñëw fii xam nga imposer boppam marqué fi ay empreinte am di def ay saisons exceptionnelles vraiment bu jëlee jour du mois c'est totalement logique quoi. mën nga ko joxal ñoom nuñ ko laaj tuuti. Andaw ñu ngi lay ziar di la nuyu vraiment di la ñaanal aussi lii ñu la jox yàlla na doon trophée bi gën a néew sa trophée ci football yàlla nga am yu ëpp sa njort mais dañoo seet si woon tey sa collègue sa xarit Ousmane comme émission les futurs talents bi mooy première sorteem pour mu ñëw génn comme ça seet talent yu mel ni yéen ñoo xam ne au moins def nañ dara di football pour seete leen ñu waxtaan ak ñoom ñu gis ni yow xaritam nga yéen a bokk club ñu seet si woon ko tey lan nga ñu mën a wax si ñoom. waaw avant tout maa ngi leen nuyu waa Xeweul TV di leen nuyu yéen ñëpp waaw Ousse moom xëy na dañuy toog rek ci wax parce que buñ jëlee édition di wax ci moom fi mu ne nii duñ ko jógee mu doon joueur boo xam ne liggéeykat la ñaatakat la mooy comme ni ñu leen wax rek commencement bi dafay ñëw fekk fi ñoo xam ne ay grand am la yéegal équipe bi nef yi mais teewul mu nef yi di ñafe ba tey jii équipe bi mënoo tudd ñaar da doo ko lim waaw mun nañ ni match yi fi mu ne nii buñ koy gagné bu dee 80% da nga ko ciy génn waaw moom xanaa di ko conseillé li ñuy ñaanal suñu bopp lañ koy ñaanal rek comme ça ñun ñoo bokk bëgg-bëgg waaw mu doon jeune talent boo xam fi mu ne nii da ngeen fee ñëw nii rek mais Thiès moom kenn dootu ko présenté ñëpp a ko xam di ko ñaanal carrière am ni mu commencé nii rafet na macha allah yal na ko yàlla yeggale ci jàmm waaw di leen nuyu yéen ñëpp mais football bi ak Covid bi nii yéen nan ngeen ko gisee parce que boo seet xam nga xaw na ralenti tuuti boo seet voyage yi bëreetul recrutement yi bëreetul te vraiment âge yaa ngi dem aussi nan ngeen di gisee loolu nan ngeen si mën a wax.
waaw avant loolu di ñaan yàlla feebar bi mbas mi yàlla jëlee ko fi waaw metti na trop metti na xam nga football tamit motivation da cee bokk xam nga tey jii boo demee bay football 8 kilos tey jii neex na neexul waaw te ins bi tëj nañ yoon yi yëpp te am nay joueurs yoo xam ne tim nañ ñi football lañ def seen carrière te année bi lu muy gën di feebar bi gën di yokku rek année yooyu di annulé yow joueur bi sa âge day gën a kii di ñaan yàlla mu jëlee ko fi quoi loolu daal la ñuy ñaan mais lan mooy seen ambition ren AFC waaw sunu ambition mooy comme ni ko gars yi waxee rek comme que ñun ay ndaw lañ dañ ñoo liggéeyaloo fu ñu taxaw ñoom ñu nee nañ dañuy maintien ñun nañ jàpp ne dañuy maintien rek waaw mais yow comme jàmm gën nga dëkk kañ nga jàpp ne war nga mën a recevoir émission les futurs talents Xeweul TV sa biir koñ non waaw man jàmm gën laa dëkk di nuyu waa jàmm gën ñëpp maa ngi leen di nuyu waa Mbambara jàmm gën laa dëkk nag mais Andaw moom foo ko xam-xam presque Mbambara la ko xamee fa la doon gée nee daal mais jàmm gën laa dëkk waaw heure bu ngeen ko paree rek heure bu ngeen ko paree rek incha allah heure bu ñu paree rek pare ngeen incha allah ok d'accord kon ñu ngi lay remercier jugal taxaw maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm émission bi rafet na li ñu waroon a wax yëpp sax ñii wax nañ man li ma xam ci Ousmane daal mooy li ma njëkk a kontaan loo ci moom mooy cër gi ñu jox te cër mooy lépp nit moom bu la yàlla joxee boo joxee ay mag cër jox ñi ne ci koñ bi yëpp cër yàlla dina la defal sutura booy bu baax la booy bu yaru la booy bu respecté ay waajur mosuma koo gis fu mu dérapé dëgg rek laay wax man dama koy ñaan yàlla ko yàlla defal li mu bëgg fu mu dem maa ngi koy siin day football sax dama ko seetaan mais day ñëw ma ni ko génneel ma vidéo yi ma xool kon lu ne laay daj ci moom xam na loolu kon nag yàlla na ko yàlla defal si waaw super ñëwal super yow moom vraiment comme ku xam Ousmane xamee la ko yéen ñaar daanaka mën nañu ay seex ngeen sax bokk club fu ne ngeen fay tase di jouer ku leen gis-gis leen yéen ñaar mu am lu mu wax léegi nag ñu lay nuyu ba pare super mun nga ñëw sëgg mun nga sëgg nii di rafetlu lii quoi parce que yéen a ngi yëkkati bu am fexe dëkk bi yëpp ndax si kaw te da nga fexe dëkk bi yëpp xam ni Thiès am na ay talent yi nga xamante ne xamuñu leen ko yéen a ngi may opportunité jeunes yooyu gars yi gis leen xam ñu ay kanam waaw balaa nga ñuy wax dara Ousmane dañ ko laaj léegi question moom nee na bëgg na yow nga bàyyi su ko naram leen ñëw jouer si Grand Thiès mais loolu yow nan nga ko déggee léegi pare nga pour def ko wala nga pare pour moom mu ñëw fekk si la randu leen waaw xam nga tamit ñun moom dañ doy joueurs yoo xamante ni nawet daal moom peut-être suñu borom moo koy tudd rek waaye nekkul loo xamante ni moo ñu gënal quoi ku ci nekk aussi sa koñ la am mais yéen ñaar ñëpp fierté ngeen seen koñ quoi waaw nu mu nekkee fierté koñam aussi noonu la demee sama koñ waaw moom mu ñëw wala man ma ñëw dina xaw a métti trop ci koñ mais yàlla bu baax na daal mais ñu ngi ñaan yàlla xam nga rek ñu bañu di wax ci ay waxu nawetaan wala dafa li nga xam ne moom gën loolu mais bu yàlla defee dara xew ñu fekk ñu fi su boobaa nañ xam bu ñuy def mais pour l'instant nii moom jël loolu teg ci ginnaaw quoi xool li nga xamante ni moo ko njëriñ loolu dëgg la waaw mais xam nga yéen ñaar ñëpp booy seet ku nekk sa fierté koñ nga est-ce que à travers yéen ñaar mënu leen fexe ñaar équipe yi doon benn à travers yéen ñaar ngeen fexe def politique ba randu leen ak Grand Thiès doon benn club doon parce que mën na nekk boo seet léegi dañoo toll si moment des grands rassemblements équipe yu bëri ñu ngi dajaloo est-ce que kon jekkul si yéen ñaar à travers kii ni ñu ko mel fii ak kii ni mu mel fee ngeen fexe ba doon benn ba ñaari ko ñu doon benn si parce que ko ñu benn la de pratiquement équipe yi woog doon benn ko ñu su nekkee benn kii war naa mën a doon benn loo ñu mën a wax si Ousmane waaw kii moom mooy man maay moom waaw man li may gis sama bopp mu laa gis si moom doon yi nag moom mi ngi ciy lancé mi ngi ci nekk di def li mu ko waree mi ngi liggéey aussi nit ñi ngi gis ni mi ngi liggéey quoi di ko ñaan yàlla yàlla la koy ko tet lépp loo xamante ni bëgg na ko suñu borom bañ a tax si yaakaar loolu laa koy ñaan tey jii ku ma xam xam ko koo xam moom loo wax ci maak rek li mu ci moom ndax fi mu toll nii jàmm laa koy ñaanal wér gu yaram suñu borom dafa ko tet bu gën a avancé
incha allah dañu tas yaakaar quoi. li nga xamante ne moo tax ñuy football. pour nekk ay professionnel. suñu borom yombal lépp. ku ci nekk di ci sa bopp quoi. loolu laa ñaan loolu laa ko ñaanal saa yi. saison bi tamit ni mu ko débuté. mu bañ a am benn gàllankoor. ñu ko commencé mu continué ko noonu ba mu jeex. avant muy jeex sax suñu borom ubbi buntu wërsëg yëpp. nekk ci kanam incha allah. waaw kon yow ñu ngi remercier di la xamal ni aussi yow émission les Futurs Talents dina fa ñëw na ñëw sa koñ aussi bon seet si la parce que yéen suñuy rakk ngeen niñ ci mën a jàppee rek mooy nii ngeen football dem terrain ba wane seen talent am beneen facette boo xam ne ñun ñoo ko mën a wane ñëw mën a ñëw waxtaan ak yéen nit ñi découvrir xam yéen ay ñan xam yéen ay kan moo tax ñu ngi lay remercier aussi sa présence fii aussi vraiment di la gërëm tamit bon di la sant aussi sa présence fii tamit. joxal si dëkkandoo yi tamit kenn ñu seere yéen moroomam lañ quoi booy yi. waaw. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar rek di leen dalal bu baax waa xewal waaw Ousmane moom suñu rakk la ñu def suñu rakk boo xam ne ñu doon ko yoru dem xarit bu baax ñoo ko yar mbaa ngi magam Abdou Sarr ñoo maase ñoo yorandoo maa ko yar ci sama campement bi bu doon xale bu yaru li ma gën a nees moom dafa jullite am diine surtout loolu su ma amoon 10 millions ñeme naa ko investir ci moom ndax xam naa talent bi nekk si moom Thiès man dirigeant laa ASC Grand Thiès maa ngi ci biir ëtt bi damay seetaan fii chaque instant maa ngi ci terrain mais c'est très rare nga gis milieu terrain offensif bi ngay Ousmane Sarr yombul ay li mu engagé ak li mu mën xam nañ ko bu baax xam nañ heure bu nekkee professionnel dina mën a bokk mais yàlla nag yàlla na ko yàlla dogal si barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal lépp lu mu bëgg si bal bi rek yàlla na ko yàlla defal kawe jotam booy bu yaru booy bu cool musuma koo àtte wala moo gis Ouz mu ngi def te li ci gën a neex Ouz dafa am diine dafa am yar yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko sutur defal ko lépp talent moom xam nañ ko bu baax Ouz moom li mu engagé xam nañ ko muy amitié muy feneen ak feneen fépp fi mu mën a nekk yàlla dina ko jàppee ndax xam nañ ko bu baax li nekk si moom xam nañ ko yàlla na ko yàlla defal jàmm baax mënu ma sax wax si moom ndax su may wax si moom sama xol mooy fees quoi ndax booy bi du ma koy yéene mënu ma koo sax wax yàlla na ko yàlla defal jàmm yokkal defal ko cat yu doole ko sutura defal ko jàmm booy bu yaru booy bu baax li may wax ni sama xol laa ko tuddee yàlla xam ne dañuy wax yàlla na ko yàlla defal jàmm rek deel ñuy kontaan si bu baax yow tamit yàlla gën a dëggoo taxawal suñu grand bu baax la Ouz kontaan nañ de ziare bu baax yéen ñëpp na daal bala nga continuer li ñu dégg nga ñoom li ñu wax si témoignage ñu wax si moom ay xaritam ak ay mais liñ heure fu ñëw lu ñu wax rek li ñu bëggoon rek mooy yéen ñëpp ngeen abonné si Xewal TV bu ngeen duggee si site bi rek bu ngeen duggee YouTube Xewal bi X la comme ni ñu ko bindee nii yéen ñëpp ngeen abonné comme ça nga xam ne émission bu duggati rek di ngeen ko mën a seetaan même bu dul télévision bi sax xam di ngeen ko mën a seetaan si internet bi loolu daal la ñu bëggoon yéen ñëpp ngeen def ko mu doon loo xam ne daal dina gën ci Xewal TV gën aussi si yéen nga xam ne à partir tey bokk ngeen Xewal TV parce que Ousmane moom léegi moo nitu Xewal TV la dinañ fexe lépp lu muy def ñu koy fekkee di ci xam parce que dañu ba képp ku ñu seet rek après ñu la bàyyi dañ lay topp ba yàlla def fi nga bëgg a yegg nga yegg fa ak jàmm ndaw da waaw comme grand aussi nu mu ko waxee li naan nit bu baaxee rek mbokk yi ñoo koy wax te Ousmane comme ni nga wax waa campus man loolu laa lay laaj sa morom yi nga xam ne waa campus boo gisee xale yi ndaw lay àndal loolu gars yi def nañ suñuy investigation ba xam loolu ay booy ndaw lay àndal yoo xam te bu ko neexoon peut-être mën na changer ou sa yow ak sa waa campus lu leen liyee waaw campus moom bu may wax si ñoom mën naa ni c'est une famille quoi mun naa c'est ma deuxième famille quoi vraiment parce que bu ma génnee suñu kër rek aw ma beneen occupation ci booy laay toog ñoom ñooy samay lépp quoi vraiment ñoom moom comme ni ngay waxee ak man nii mel na ni yaa ngi wax ak kenn ku nekk si ñoom quoi mention spéciale à ñoom ñëpp ñoom ñooy man maay ñoom quoi kenn mënuñu xar ñaar quoi vraiment ñoom moom mention spéciale à eux quoi ñoom moom ñooy samay waay quoi. Ouz waa campus dañ laa yónni yàkkamti la de. waaw campus moom dañ maa yónni yaa xam te ma comme ni nga ko waxee rek waaw mais lépp luñ ci war tamit ñu ngi koy def guddi ak bëccëg suba ngoon lépp lu ñuy war suñu ay séance ak suñu ay entraînement lépp lu mu war rek ñu ngi koy def quoi di ñaan yàlla tamit yàlla ubbi buntu wërsëg yi xam nga ba ñoom liñ ma yéene xam naa liñ ma yéene yàlla mottali ko incha allah pare ñun ñëpp ñu fekkee ko jëriñoo ko comme ni ñuy toogee nii ñu koy toogee waat noonu waaw incha allah yàlla mën na ko te dina ko def. Ouz 21 ans nga am. te 21 ans am na joueur yoo xam te ni si nañ ci professionnel mais 21 ans booy nga mag nga maanaam fi mu ne li des ci carrière bi bareetul de Ousmane pour nga signé professionnel. waaw loolu aussi li nga wax dëgg la quoi parce que mën nañu wax ni suñu morom yi nekk en Europe am 21 ans ñu ngi fubal ci grand championnat yi quoi ñu ngi fubal Angleterre Espagne et tout di fubal ci haut niveau bi ñun tamit ñu ngi fii
lépp lu ñu war tamit ñu ngi koy def quoi di xaar tamit loo gis lu ne rek sa tour mooy bu jotee rek di nga si jot quoi incha allah waaw donte 21 ans tamit ñu ngi bëgg a waaw xale lañ duñu xale comme ni nga ko waxee rek mais lépp lu ñu war ci liggéey ñu ngi koy def di xaar tamit suñu heure jot te xam naa ni c'est pour bientôt incha allah yàlla baax. mais bala ñu tëj xam naa ni suñu waxtu li des bareetul. Ousmane ren deuxième division bi dëgër na de. waaw te AFC su ma jumul 4e la taxawee. mais ren affaire yi métti na de lan mooy seen objectif. waaw AFC moom comme ni nga ko waxee rek instant yi nii ñu ngi ci 6e journée bi ñu ngi 4e position. waa 2e bi ak 3e bi je pense ñun ak ñoom ñoo tolloo point par goal différence la ñu rawee je pense ay but. waaw ñu ngi ci li ñu war quoi comme ni ko Andaw waxee sànq rek ay xale lañ liggéey lañ ñu sant ñu ngi liggéey match yi aussi ñu ngi def ay résultats yu positifs peut-être aussi yeneen équipe yi ñooy def ay résultats yu positifs te ku ne xam na ni AFC ak yeneen équipe yi comme par rapport ay Linguère ay Kër Madior wala ay Wakam problème mu AFC équipe bu ndaw la par rapport ak équipe yooyu mais à chaque fois ñu ngi leen di défier fi ñuy taxaw ñun ñu fay taxaw kon nañ gën a nekk ci lancé bi gën a liggéey rek gars yi nag maintien la ñuy wax quoi mais ñun au fond de nous xam nañ suñu objectif te ñu ngi ci baat nañ ci continuer di gën a liggéey incha allah. jërëjëf Ousmane Grand Ouz yaa ko dégg lan ngay conseiller sama invité. moom li ma koy wax rek ban message lay lancé président Abdou Ndoye xam nga club dafa metti club nga boot xale yi boot lépp dafa xaw metti bon ban message d'encouragement nga koy jox. waaw président Abdou Ndoye moom maa ngi koy nuyuwaale de passage di nuyuwaale aussi tous les dirigeants de Amitié FC di nuyuwaale coach yi staff bi di nuyu ñëpp quoi ba ci sama partenaires yi sama moroom joueurs yi parce que lii aussi bu amee c'est grâce à eux ñooy bokk di liggéeyandoo te ñoom ñëpp comme ni man ni ngeen ko waxee ci man rek ay jeunes talent lañ comme man ku ci nekk mënoon ngeen dem këram invité ko et tout parce que ñun ñëpp ñoo ci bokk yam quoi Abdou Ndoye nag message bi ma koy lancé c'est très simple. mu gën a jàppale booy xam ni y a du talent à Amitié FC talent bi nga xamante ni aussi peut-être doo ko gis yeneen club parce que gis nañ ci côté yi ñu taxaw yëpp quoi di ko ñaanal aussi yàlla gën a dëgëral taxawaayam ba aussi mbébét bi mu am si ñun yàlla mottali ko quoi aussi mu gën ñu jàppale xam nga yàlla defal ko sutura tamit mu jéem a ñu génnee ñu dem Europe wane fa suñu talent comme ni ñu koy wanee fii Sénégal jéem a jouer ci grand championnat yi incha allah xam naa ni yàlla dina ko def incha allah parce que ñu ngi ci yoon bi. waaw comme émission bi xam naa mi ngi jeex bu dañu leeral yenn rek que ni comme émission bi am na question sensible yoo xam bu ñu ko si posé ay joueur bi fan la toll côté contrat am ak ay côté ni mu nan la gisee football bi ak yooyu parce que dafa am question yoo xam ne boo ko laajee joueur rek mën na ko indil yenn yi. moo tax am question yoo xam ne ñoo ko def exprès bañ koo laaj parce que mënoon nga nekk tey sous contrat mënoon nga am tey nekkoon si yoon wala dara dafa may xam dafa war a nëbbu kon yu mel noonu nag bu ñu ñëwee seet ci kenn duñ ko laaj yooyu football bi aussi mën na si am gis-gis boo xam ne méngoowul ak li am mën nañ ko si jàppal daan wala dara moo tax question yooyu dañuy bëgg rek di ko bañ a laaj xam dañ lay laaj noo dundeek say waa koñ ak question yi rek yam si nga xam ne à chaque fois rek bon duñ la wutal noonu kenn aussi du la jëppi moo tax yenn question yoo xam ne duñ ci bëgg a suux dañuy def nii rek yoo xam ne mën nañ ko wax ñëpp déggandoo ko moo tax comme bi ma doon suñ première sortie bon vraiment ñi ngi lay gërëm di la sant di la encouragé di la wax ne football yombul bon football yombul mooy métier bi gën a ingrat parce que booy seet koñ bii nga dëkk am na ñoo xam ne booy seet peut-être buñ la ëppal woon talent aussi ëppoo leen ko woon te léegi yàlla dogal na moom liñ ci bëggoon amuñu ko si ñu leen ñaan leen loolu yàlla bu mu leen dal li ngeen si bëgg yàlla na ngeen ko am parce que bon respect bi mi ngi fi talent bi mi ngi fi li des nag mooy def li ngeen war a def bàyyee seen bopp yàlla loolu daal li mën a ñaanal xamal leen lu ngeen nekk Xéweul TV mi ngi si ñu ngi leen di gërëm daal di leen sant di la xamal daal fii nga teg sa tànk teg ko fi parce que say ñun waxuñu ko say mbokk ñoo ko wax say mbokk say xarit ñoom ñoo wax seede si yow te di gën a am solo mooy lu ñu seede ku ñeme diina ji nga te loolu aussi dafa am solo nit defal li ngay def rek bàyyi sa bopp suñu borom te suñu borom dafa am yu ñu sant te comme yàlla def na yéen a ngi ko siy boole yàlla na yàlla def lépp lu ngeen bëgg ngeen am ko di la encouragé aussi di la xamal ni comme à très jeune nga dem France si émission Omar Diaba yàgg na loolu nga découvrir milieu professionnel ba ñëwaat kon yàlla mën na la fa yóbbuwaat loo xam ne xam nga ko ba pare ni la ñaanal yàlla li nga bëgg yàlla moo ko xam yàlla na ko yàlla defal say dëkkandoo aussi li ñuy seede ñii ma gis ni moomoo leen jëndoo leen tey fekkoon meloo neen duñ la ko wax wala duñ ñëw sa seex aussi si père moom li mu wax dégg nañ ko kon daal li ñuy def di la encouragé di la laaj sa dernier mot rek xam ne émission bi jeex na ak ñeen ngay gërëm. waaw bon avant tout maa ngi leen di remercier yéen waa Xéweul gi TV di rafetlu initiative bi quoi parce que lii aussi c'est pas facile déplacement bi ngeen def nii pour encourager jeunes yi wane leen aussi nit ñi découvrir leen
c'est à féliciter quoi vraiment maa leen ci encouragé bu baax a baax di leen remercier bu baax a baax sama waa koñ xam nga mun naa ni sama famille quoi parce que ñi fi toog ñi ñëpp dama leen jàppee comme sama bopp di leen remercier bu baax a baax di remercier Grand Thiès gi yëpp di remercier aussi waa AFC dalee ko ci président bi Abdou Ndoye jaaree ko ci dirigeant yi ba ci coach yi di remercier waale bu baax sama coach Jules Cissé ak adjoint bi Pape Arad Sow ñoom Ousseynou Ly ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di wax ni aussi vraiment Ousmane Sarr daal mooy ni Ousmane Sarr Thiès la Ousmane Sarr Grand Thiès la di ñaan yàlla tamit yàlla yóbbuñu bañ nekk Ousmane Sarr équipe nationale Sénégal ak ci club yi gën a mag ci Europe incha allah merci beaucoup. Grand Ousse. waaw tey lii lañ leen indiloon seen émission les futurs talents ci Xeweul TV.